alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma amma ba'du fa assalaamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci koor gi nga xamante ni jóge nañ si di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen ñu ngi dellusiwaat suñu programme yi nga xamante dañ koy am fii ci Dégg Diine ci jataayu xam-xam yi ñu fi doon am incha allah cours yi dinañ ko reprendre at bu soobee suñu borom di ñaan yàlla mu yombal jàppandal te def si barke. dañu am rek benn taxaw seetlu bu ndaw bu ñu am ci conflit israélo-palestinien bi nga xam ni fan yi yëngatu woon na am ay jàppante yu métti yoo xam ne am na ay bakkan yu bari rot ci te ku nekk xam na bakkan yi rot fan lay ëppee. loolu war na bu fekkee jamono dem na ba yu mel noonu jàll ñu am ay jàngat yoo xam ne dinañ ko ci am ñun jullit yi ndax ñun ñëpp la concerné ndax jullit yi li yonent bi alayhi salatu wasalaam al muslimuna tatakaafa'u dimaa'uhum la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax wa hum yadun ala man siwaahum ñun benn xeet lañ ndax suñu borom moo ñu wax ne wa anna haadihi ummatukum ummatan waahida lañ suñu borom wax benn xeet lañ suñu borom kenn lañu war koo jaamu ñun xeetu lislaam suñu yonent bi njàlla yebalal di kenn ñu gëm ko ñun ñëpp kon bu fekkee am na lenn loo xam ne dina dal suñu mbokki jullit même bu fekkee bokkuñu ak ñoom dëkk bokkuñu ak ñoom askan xeet war nañ tamit gis ci suñu bopp ndax jullit ak mbokku jullitam niñ mbokkoowee ni ñu mel dafa mel na comme benn yaram lu ci metti rek leneen li ci des yëg ko te boo seetloo dañuy wax ne yaram lu ci mettiwul borom du ko yëg maanaam cër bu mettiwul doo ko yëg sa cër yi doo leen sentir doo sentir sa baaraam doo sentir sa loxo doo sentir sa bopp mais buy metti douleur bi dafay tax da ngay sentir cër bi léegi loolu kon li muy tekki mooy léeg-léeg say mbokku jullit dinañ nekk ci yenn ay jafe-jafe yoo xam ni bu tar-tar amul ci seen biir sensation bi du am maanaam ñeneen ñi duñ ko yëg kon bu fekkente ni yàlla def na problème yu mel ni am seen digganteeg ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo leen colonisation lañ koy tuddee xëy na pour rafetal waaye ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñëw envahir seeni suuf ñu teg leen ci seen kaw kàttanal leen dooleel leen ñu leen di tooñ ba pare ne tooñ yi kenn du ko wax kenn sañu ko wax ci àdduna bi léegi li ñuy seetlu mooy bi nga xamante ni problème bi am na bokk na ci stratégie yi nga xamante ni yahud yi jëfandikoo nañ ko muy jéem a fexe dem fi nga xamante ni bi jàpp nañ ne bis buñ doon xëy na teggi seen tooñ yi ci kaw palestiniens yi foofu lay jóge ci ñoom muy occidentaux yi ñu ràbbaloo ak ñoom ci façon boo xam ne dañuy fexe bañ jàppale leen ci tooñ gi ñaareel bi tamit mooy bu ko fa kenn naqarlu bu ko fa kenn ñaawlu te loolu mooy li am tey ci àdduna bi mooy ne boo xoolee li nga xamante ni bi ñooy médias yi surtout médias occidentaux yi nangu ñoo wax dëgg ci conflit bi wax ni mu demee ndax ku ko ci jéem wala nga ciy jéem a am fitu naan da ngay wax ci mbir moomu soo moytul ñu yàqal la sa liggéey ndax ràbbaloo nañu ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo yor médias yi ba nga xam ni bu nit ki waxee lu leen neexul ci wàllu conflit bi ñu tuumaal ko ne antisémite la daal di commencé def ci moom ay rapport yónnee ko ci direction am di def pression ci moom pour ñu dàq ko loolu bëri na ci Occident moo xam États-Unis la wala Europe la ñu ci bëri ay intellectuels yoo xam noonu la ñàkkee seen liggéey léegi rek laay waxtaan ak benn mbokk bu nekk États-Unis mu may yónnee benn lien benn professeur noir américain boo xam ne activiste bu am engagement la bu tudd Mark Lemon Hill Mark Lemon Hill dafa defoon benn conférence ci ONU doon ci wax ci conflit bi def ci exposé bu am solo léegi loolu metti gars yi ñu ne kii antisémite la parce que dafa critiquer politique gu Israël ci ni ñu doxalee seen diggante ak Palestine léegi ñoom dañoo def dañoo doy waar bu njëkkoon antisémitisme mooy dañ doon wax ne ku bëggul juif yi ku leen bañ en tant que askan ñu dem ba jamono léegi ñu jël antisionisme sionisme leneen la lu bokkul ak judaïsme sionisme mooy daje gi ñu daje woon xool ci seen biir naka lañ mën a jëfandikoo seen pexe ak seen doole fexe ba dem fi nga xamante ne bi mooy Palestine installé fa seen benn état boo xam ne état théocratique la état boo xam ne ci kaw ngëm-ngëm ak ci kaw pas-pas la tegu te loolu mi ngi gën di feeñ dañuy wax chaque fois ñoom naan démocratie lañ maa ngi gis ambassadeur u Israël bu France benn journaliste invité ko mu ñu invité ko TV5 journaliste bi di ko poser question
ci ni nga xamante ne bi noonu la ñuy dalee ci kaw palestiniens yi ak yooyu muy mer di ko wax naan ko est-ce que da ngay comparer diggante Hamas bi nga xam ne ay terroriste lañ ak Israël bi nga xam ne ay démocrate lañ état démocrate la chaque fois noonu la ñuy def genre baat yooyu la ñu jëfandikoo sol seeni costume cravate ñoo toog ci kanamu tubaab bi di leen xamal ne ñun Israël ay démocrate lañ démocratie lañ yor nit ñi ngi voté nit ñi am nañ seen liberté ak yu mel noonu mais extrémisme bi fa nekk ay ultra orthodoxe yoo xam ni ci wàllu ngëm-ngëm taraay foo leen ci natt weesu nañ ko ci tar ci niñ gëmee seen yahudiya gi waxuma seen tawraat bi mais seen talmud bi nga xam ni bu ko àdduna bi jàngoon xam li ci nekk ci ngëm-ngëm yu doy waar yoo xam ne yahudi gëm nañ ko te loolu nekk danger bu rëy a rëy boo xam ni fi mu jëmale àdduna bi musiba bu rëy la ndax li ci nekk ñoom dañ koy jàng gëm ko ci àq ak yelleef yoo xam ne jàpp nañ ni seen diine may na leen ko ci kaw nit ñi ci kaw humanité bi yépp la xëy na fi mu nekk ni palestiniens yi lañ jekku mais niñ leen jekkoo bu ëllëgee buñ ko jekkoo àdduna bi tamit niñ jëflanteeg palestiniens yi tey noonu la ñuy jëflanteeg àdduna bi ba ci occidentaux yi wallahi yahudi yi ni ñu jekkoo palestiniens yi di leen bunnu xatal di jël seen àq bis buñ demee ba jekkoo noonu occidentaux yi ni ñuy def palestiniens yi noonu lañ leen di def amuñu mbokk dañuy wane ci kaw nii rek ne ñoo ma ànd ndax seen intérêt mi ngi ci loolu bis buñ demoon tey ba soxlaatuñ leen ba xam ne léegi yëf yi soppeeku na ñoom ñoo yor kàttan gi bu boobaa nit ñuy jëflante ak palestiniens noonu la ñuy def ak ñoom ndax xeet lañ boo xam ne gëmuñu lu dul seen bopp gisuñu lu dul seen bopp rek moo leen ñor. ba tax na kon stratégie yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo ci noonu ñu def dem jaxasoog occidentaux yi fexe ba jekku leen surtout ci wàllu média yi jëfandikoo terrorisme intellectuel bi nga xam ne tey moom lañ fa teg nga xam ni képp ku wax ci ñoom am lenn lu mu leen di diingat ci seen politique ci seen doxalin politique gu état ñu ne léegi antisionisme boobu ak antisémitisme benn la. Au premier jour de sa visite à Jérusalem, pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, Emmanuel Macron a répété que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'interdire de critiquer telle ou telle action du gouvernement d'Israël. Nous avons aussi décidé de discuter et de poser très franchement la question de l'antisionisme, aujourd'hui profondément liée à la question de l'antisémitisme. J'ai eu l'occasion de le dire. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. La honte doit changer de camp. Elle ne doit plus ronger les victimes. Alors pour cela, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures. Déjà, une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine. La proposition de loi sera annoncée au mois de mai. C'est la députée Laetitia Avia qui la portera. À chaque fois qu'une plateforme ne retire pas sous 24 heures un contenu haineux, eh bien, une sanction très forte, en millions d'euros, s'appliquera. Le chef de l'État a également reconnu l'antisionisme comme étant de l'antisémitisme et souhaite appliquer cette définition dans le droit français. La France mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. C'était une demande forte de la communauté juive. Plusieurs États membres l'ont déjà intégré dans leur propre texte de référence. Pourquoi notre pays tarde-t-il tant à le faire ? On ne peut pas séparer les deux. Ceux qui appellent et veulent la destruction de l'État d'Israël, c'est ceux qui s'attaquent aux Juifs. Autre annonce du chef de l'État. Procéder à un audit de tous les établissements marqués par le phénomène de déscolarisation des enfants de confession juive. C'est vrai qu'il y a eu au cours des dernières années, mais même des 20 dernières années, des phénomènes de fuite des enfants juifs de l'enseignement public. Parce qu'ils s'y sentaient pas bien, parce que parfois ils ont pu se sentir même persécutés. Alors quand j'entends comme vous, nous sommes chez nous, dit par certains. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de 3 associations d'extrême droite. Antisionisme bi mooy bañ dajee waxtaan seen biir ne dañuy xool nu ñu nasee nocc ci dem ba toog foofu loolu nekk pexe yoo xam dañ koo lal tasaare ko ci àdduna bi tëral ci seeni stratégie am na sax lu ñuy wax protocole des sages de Sion mais ñoom dañ koy weddi ne loolu du dëgg ñoom binduñu ko li kenn di wax mooy man de wax dëgg yàlla nee na ñoom binduñu ko mooy naka lañ mën a def ba jekku àdduna bi ba jekku nit ñi nga xam ne ñooy décideurs yi
nga xam ne liñ bëgg ci àdduna bi mooy am ne ñuy jaxasoo ak monde politique bi jaxase kook médias yi jaxase kook côté intellectuel yi surtout ci wàllu par exemple université yi formation yi bourse yi nga xam ne dañ koy maye. benn exemple buñ ciy joxe xoola ku mel ne George Bush père mooy papa George Bush bi nga xamante ni moo ñëwaatoon te defaatoon guerru Irak bi rey Saddam Hussein papaam bi mu fi nekkee en 91 bi nga xamante ni Saddam Hussein mi ngi dal ci kaw Koweït léegi loolu ñoom préparé woon nañ ko parce que nee nañ Mitterrand George Bush waxoon na ko ne ko ndax ñoom pare nañ pour bis buñ paree pour xeex ak Irak dinañ leen jàppale dinañ ñëw jàpp nekk seen côté ou pas te fekk boobu sax Saddam Hussein demagul Koweït waaye bi nga xamante ne dem na Koweït léegi George Bush bëgg a rallier arab yi pour ñu ñëw fa féete ci seen côté pour ñu dal ci kaw Saddam dafa am ñenn ci ñoom ñu ko wax ne ko ñun mënuñu comprendre ni ngeen di doxalee parce que li nga xamante ne bi moom moo fi nekk di la droit international ñëpp ñoo ci war a yem ci respecté ko bu fekkente ni dëkk boo xam ne dëkkub arab la dafa jalgati yoon bi nga xam ne àdduna bépp ko war a respecté ngeen jug jël seen gànnaay yépp dem dal ci kawam te bu fekkente ni yahud yi ñoo ko def ngeen toog di seetaan buñ leen bëggee condamné sax fi nga xam ne mooy ONU ngeen bañ ne du ngeen ko def loolu tegoo leen ko fenn ci la George Bush xaw a fippoo daal di wax israéliens yi ne leen nag foog ñu xoolaat seen politique de colonisation bi ñuy def buñ ko continuer moom dootu leen jàppale ci ni mu leen doon dimbalee ci wàllu ay ngànnaay ak yooyu mais George Bush kenn falaatu ko biñ demee 92 dañ ko folli benn mandat la am te loolu xëy na mën na am ne am na lu mu ci am part parce que ki ñëw gañe ko mooy Bill Clinton bourse bi nga xamante ne bi moo ko fa lañ ko tànnee tàggat ko pour préparer ko pour mu bokk ci élite bi ci bourse Cecil Rhodes la mooy Cecil Rhodes boobu ñu doon wax ne borom alalu borom alal anglais la bu mag boo xamante ni ci ñi jàppale sionisme jàppale yahudi ba ñu am kàttan am doole ci àdduna bi ba mën a installer ju Palestine bokk na ci jege woon famille Rothschild kon bu fekkente ni xool nañ Bill Clinton dañu gis ne bokk na ci ñu doon tuddee les young leaders mooy leaders yi nga xam ne ay jeunes lañ te ñu lay seetlu ci ñoom ne ñii mën nañu nekk ci ay njiit ëllëg ñu tàggat leen préparer leen pour ñu jox leen ëllëg ay postes de responsabilité te loolu stratégie boobu bokk na ci li nga xam ni lu ràññeeku la ci protocole des sages de Sion ci ne dañuy teel a détecter ñi nga xam ne gis nañ ci ñoom benn potentiel bi jàppale leen seen jàng utal leen ay bourse encadrer leen bañ mel niñ bëgg ñoom formater leen bañ mel niñ bëgg ñu jàppale leen pour ñu àgg ci nguur gi bu ko defee fu ñu leen xooloo ñu xool fa beneen exemple bu jege bu ci nekk mooy Macron boo ko xoolee ak jeune âge am ak carrière politique am di nga xam ne am na ay loxo yu nekk ci ginnaawam ak banque de Rothschild bi nga xam ne fa la nekkoon jóge fa directement dem dugg ci monde politique lan moo ko jëlee ci monde banque jële ko ci finance automatiquement injecté ko yóbbu ko directement ci politique mu ñëw occupé ay poste ministère jóge ci loolu yàgguñu mu daal di dem nekk président moo lay wan ne la kon ku ñu préparé la woon formaté ko la pour mu ñëw liggéeyal leen léegi ñoom loolu kon moom lañ doon lañ doxalee kon lay exemple rek lañ ci jublu woon seen sionisme boobu nga xam ne yàq na lu bari ci àdduna bi moom lañ dem ba léegi wax ne ku koy ñaawlu sax li muy tekki mooy yow bëgguloo yahudi antisémite nga loolu laa doon joxe exemple ci Pascal Boniface bi nga xamante ni géopoliticien la bu mag nekk directeur u IRIS di benn centre de recherche bu am doole bu nekk France boo xam ne boo suivre seeni travaux di nga xam ne wax dëgg yàlla xam-xam la ñuy gëstu waaye yenn dëgg yi nga xamante ni da koy wax metti na yenn yahudi ba ñuy dal ci kawam di wax ne antisémite la bëggul yahudi comme ciy cité moom ci boppam mooy Frédéric Aziza mi ngi nekkoon ci seen chaîne parlementaire bi léegi bon soi-disant journaliste la parce que chaque fois loolu la ñuy wax wane ne ñoom ay journaliste lañ ay animateur lañ nekk ci médias yi di wax lu leen neex te di jëfandikoo benn agressivité bi lépp loo wax loo xam ne dëppoowul ak ñoom ni ñu bëgg nit ñi waxee noonu dañ lay agressé verbalement di yuuxu di dal ci sa kaw léegi façon boobu la ñu jëfandikoo boo toogee ci seen plateau yi di wax yenn dëgg yi ci àdduna bi dañ lay nekk di la agressé di yuuxu ci sa kaw di la wax ci façon boo xam ne bëgg laa diaboliser wala ñu merloo la léeg-léeg dañuy jël benn ndaw la ñuy jël teg ko fa ku yaradiku mu toog ci plateau bi di wax ak yow ci benn ton boo xam ne lépp pour merloo la pour tàggale la ak sa sago ak pour yàqal li ngay wax ba doo ko mën a àggale saa booy wax mu lay dagg
moo tax léegi seen médias yi daanaka ñu lay invité ci seen plateau yi nga fay dem sax bu fekkee nit kuy bëgg di wax yenn dëgg yi nga jaru ko parce que am na stratégie yu ñu def yoo xam ne duñ la bàyyi nga wax li nga bëgg a wax. boo amee sa yeneen jumtuwaay yooyu jëfandikoo pour di wax say xalaat te neexu leen ñu def lu ñu mën pour dagg ko pour couper ko mooy censure bi ñuy jëfandikoo bu ñu la xañee médias yi ba médias yi dootuñ la invité ti nga dem ubbi sa benn chaîne YouTube wala ngay jëfandikoo ay Twitter wala yu mel noonu ñu commencé di dal ci sa kaw di la diaboliser di def lu nekk. nee na kooku Aziza day nekk di bind ba ci seen fi muy liggéey Iris di leen wax ne leen dàq leen waa ji ndax antisémite la di tweeter fu mu toll di wax naan kii antisémite la di ko def pour bëgg di ko bamtu fu mu toll ci xelu ci bopp nit ñi pour jox ko image bu mel noonu ndax rek kooku xëy na ni muy commenter ak di expliquer conflit bi am diggante Israël ak Palestine ni mu koy waxee neexu ko. kon ñu nekk ay nit yoo xam ne ay nit yu doy waar lañ te dañuy nekk ci biir société bi di wane ne ñoom ay français lañ ay anglais lañ ay américain lañ mais seen liggéey gudde ak bëccëg mooy dox ci jàppale Israël ak politique am ba kenn du ko critiquer. kon ñooñu dañuy nekk ay nit yoo xam ne loolu mooy doon seen rôle mooy ay mën nga wax ay lobbyiste lañ yoo xam ne dañ leen di jël dugal leen ci yenn milieux yi ay infiltré la ñuy doon lañ fay nekk di def mooy di liggéey ngir dooleel Israël ak di xool ne dinañ fexe ba kenn du ko critiquer ci politique am donte Benjamin Netanyahu mi ngi nekk di massacrer palestiniens yi parce que seen stratégie mooy lan mooy yàq infrastructure yi nga xam ne palestiniens yi am nañ ko day profitoo ci cokkaas yi muy cokkaas Hamas profitoo ci cokkaas yi ne ni cokkaas ci dem ci Jérusalem dem ci jumaay jullit ñi moo xam masjidul aqsa la wala beneen bi ci des la mooy xubbatu soxra la muy doom di rocher dañ fay dem def fa ay mën naa wax provocation bu ko defee jullit ñi mer bu ñu meree loolu indi ab jàppante bu jàppante bi amee ñu daal di profité ci loolu détruire infrastructure yi nga xam ne yépp gars yi amoon nañ ko moo xam ay hôpital la yu doon faj nit ñi moo xam ay usine la yu doon traité ndox mi moo xam ay laboratoire la yu doon xool di gëstu wàllu faj ci fi mu nekk nii la fa nekkoon ñu ciy gëstu wàllu corona beeg la ci jëm yàq nañ ko yàq seen école yi yàq lépp loo xam ne lu leen waroon mën a jëriñ la ba ci bâtiment bi nga xam ne fa la médias yi nekkoon ñu daaneel ko parce que bu fa médias yi demee installé wu di wane conflit bi di wane guerre bi ci façon boo xam ne neexu leen bokk na ci attaques yi nga xamante ne Israël da koy def da koy jëmale ci ñoom ba ci croissant rouge bi nga xam ne dañ jàpp ne àdduna bi kenn waru koo laal ba ci ñoom sax dañ leen di bombarder te kenn ñemew leen a condamné ci loolu léegi loolu di jëfi maa tey yoo xam ni liñ ci jublu xam nañ ko yàq réew ma ñu nekk ci toroxtaange ak néew doole ak néew kàttan ñuy continuer di leen noot loolu lañ bëgg bu ko defee ñoom ñuy gën a mën a jël suuf ya te li nga xamul mooy bu ñu daaneelee yàq seen yooyu ñu jotoon tabax ba pare dañ leen a tëj boo xam ni lépp loo xam ne jumtuwaay bu ñuy soxla la pour mën a tabaxaat lii nit ñi di aajowu di ko yittewoo dañ leen koy tere ne du fa dugg ba ci ciment bi ñuy soxla pour di tabax israéliens yi dañuy tere ñu dugal ko fi nga xamante ni mooy Gaza bu ñu waxee lan la ñuy wax dañ naan mën nañ koo détourner jëfandikoo ko mu nekk matière boo xam ne dañ koy defaree ay bomb dañ koy defaree ay roquettes loolu yépp israéliens dañ koy def ci seen kaw kon li nga xamante ni moom la ñuy gis nii ci xew-xew yu mel nii boo ko jàngatee da ngay gisaat tamit ne li ñuy occidentaux yi di wan ci respecté boo xam ne respecté nañ ko les droits de l'homme respecté ko li nga xamante ne bi mooy le droit international ci ne nit ñi dañ leen war a yemale kenn ku nekk ñu jox ko àqam ci ne bu fekkente ni chinois yi ñu ngi dal ci kaw Ouïghours yi wala ñu ngi dal ci kaw tibétains yi di leen ñàkk a jox seen àq ñoom dañoo war a jóg dénoncer loolu wane ne chinois yi duñu ay démocrate bu fekkente ni ki nga xamante ne bi mooy Russie def na ko tamit fu mel ne Crimée def ko fu mel ne Ukraine wala mu def ko feneen ñu daal di jóg tamit di ko dénoncer di ko wax ci benn façon bi te bu fekkente ni Israël moo def lu gën a ñaaw loolu duñ ci wax day wane rek ne démocratie bi ñuy wax ci àdduna bi système corrompu la ndax loolu corruption dong la yahudi yi li dox seen diggante occidentaux yi ba occidentaux yi ñemewuñ leen du leneen lu dul corruption la ci wàllu xel corruption la ci wàllu alal voilà loolu lañ leen jekkoo léegi nag li ci xaw a rek léeg-léeg tuuti xaw a dal xel mooy boo seetloo ni yëf yi di déroulé di nga gis ne am na ay benn yu commencé di fipp yëf yi mi ngi changé ndànk-ndànk ndax da ngay gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi commencé ci ay sénateurs américains am na sax mën naa ay sénatrices yoo xamante ni ñu ngi commencé di fipp di taxaw ci seen
kanamu Sénat bi di fa wax yenn vérité yi di ko wax ak benn force bi di dénoncer américains yi soutien inconditionnel bi nga xam dañ koy def jëmale ko ci Israël. mën nga tudd ci ku mel ne ci ñu mel ci ñooñu mën nga ci tudd ku mel ne Bernie Sanders. Bernie moom c'est un démocrate présenté wu na ñaari yoon ci élection yi jàllul chaque fois ci primaire yi lañ koy daanelee parce que ñoom dañuy wax ne c'est un socialiste lañ koy wax maanaam socialiste mooy dañ koy wax ne daanaka communiste la ndax thèse yi nga xam ne moom lay défendre ndax li muy wax mooy ci wàllu yamale nit ñi wàllu jéem a fexe am tuuti équité bu am ci wàllu alal ji économie bi wàllu partage ak waat ko partage bu gën a am tuuti équité ak yooyu discours boobu ñu bëri ci ñi ñàkk ñi aux États-Unis lañ cey gis seen bopp mais classe aisée bi bëgguñu genre discours bu mel noonu parce que ñoom boo gisee li leen gën a déranger bokk na ci Obama li mu defoon loo xam ne lu leen metti la mooy nga jël di leen fayloo ay taxes ba pare ñu koy jël ci seeni alal di la ko jox pour nga defare leen police bu am doole bu ñu tëddee seeni kër di nelaw am seen sécurité am justice boo xamante ne bii bu soxor la am ay sénateurs yoo xamante ne dañuy nekk di leen liggéeyal nekk seeni genre suq ndax ñoom ñooy fay seeni taxes nga dem jël yow taxes yooyu di ko fajee ay pauvres di leen ko dundalee loolu mënuñu ko supporter ñoom mënuñu supporter loolu moo tax bi Obama ñëwee ci ak Obama keeram boobu ñu xar seen tànk tubéy ne du ci dal voilà pour prise en charge médicale boo xam dañ koy defal ñi nga xam ni amuñu doole seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñu faj seen bopp te wàllu faj ci Amérique dafa nekk lu jafe ndax cher bu mu cher ndax américains yi malade bi ñëw di faju si ñoom client lañ ko tuddeewuñ ko patient loolu di wane philosophie bi ñu am ci moom mooy kon ku ñuy xaar ci moom gagné xaalis la loolu la ñu séntu ci moom. léegi loolu kon waraloon Obama xeex xar tànkatu bayam pour indi fa fexe ba def fa benn système d'assurance boo xam ne de prise en charge pour ñi nga xam ne amuñu doole ñu mën di leen faj waaye loolu dafa metti seen classe boobu. moo tax bi nga xamante ni Donald Trump ñëw na dafa ñëw daal di presque yàq saboté loolu nga xam ne Obama defoon na ko pour neexalee ko ñooñu pour neexalee leen ko nga gis ne kon wax dëgg yàlla ay mbir la yoo xamante ni mbir yu doy waar la léegi ñooñu nag xëy na ku mel ne Bernie Sanders discours am boobu du mën a jàll ci ñoom voilà ñoom duñ ko pare wuñ pour déglu ko moo tax ñu koy wax naan ko moom socialiste la même ku mel ne John Kerry loolu lañ ko doon wax ay temps bi mu présenté woo ci élection yi mag George Bush waaye Bernie Sanders boobu bokk na ci rare sénateurs yi nga xam ni dañuy taxaw di wax dëgg di ko jëmale ci israéliens yi nit ñi tooñee palestiniens yi tooñ goo xam ne bu jéggi dayoo la ba pare américains yi gëmm ci seen bët di leen jàppale moom ak ñenn ci ñi nga xamante ni bi quand même dëgg yitteel na leen loolu di wane ñaari mbir lañ ciy jàngat benn bi mooy am na ci ñoo xam ne ci ancienne école bi lañ mooy old school bi nga xamante ni xëy na dem nañ ba amatuñ trop lu ñuy perte ci ñu dénoncer politique gu Israël ñeneen ñi ci des mooy nouvelle génération bi tamit am na ci ñoo xam ne li tënkoon ñu njëkk ñi ci niñ leen corrompre woon jàpp leen ba jékku leen napp leen ci affaire antisémitisme faaleetuñu loolu te loolu mi ngi commencé di am ndax bu dee sax ci xëy na classe politique bi ak ci wàllu média yi jékku nañ leen naam ci wàllu boobu tiital leen cee tiital tamit ci ak universitaires yeeg chercheurs yeeg ñooñu ba boo ci commencé di wax yenn dëgg yi ñu daal di lay wax ne yow mi antisémite nga mais bu dee ci population bi moom wax dëgg yàlla majeure partie bi ci ñoom mer gu rëy lañ àndal ci doxalin yi nga xam ne seeni état dañ koy doxal seen diggante ak Israël mer bu rëy nettali woon nañ fi ne temps yi ci ginnaaw am na benn sondage boo xam ni defoon nañ ko Europe ci dëkk yu bari ci Europe di laajte ban état moo gën a menacé jàmm ji nekk ci àdduna bi ñi ëpp ci ñoom liñ tontu mooy Israël te dara warula ko lu dul liñ gis mu koy doxalee léegi dafa dem ba mbir mi boo ko jàngatee ba bu yàggee da ngay mujj sa xel di ñaaw ci ne est-ce que lii du tayeef est-ce que lii du tooñ goo xam ni dañ koy def fekk ne am na leneen luñ ci jublu mooy depuis bi ñu néewalee doole jullit yi rawatina bi ñu jógee ci première guerre mondiale bi dem ci deuxième guerre mondiale bi première guerre mondiale bi anglais yi dig juif yi ne leen dinañ leen yóbbu Israël wala boog pare nañ pour yóbbu leen Palestine tabaxal leen fa état ànd nañ ci loolu biñ jógee ci loolu ñu yàq xilaafa gi nga xamante ni bi jullit yi amoon nañ ko di xilaafa osmaniya gi
di l'Empire ottoman bi nga xamante ne dem nañ ci deuxième guerre mondiale bi biñ ci jógee ci lañ daal di redessiné waat carte àdduna bi ci lañ tamit daal di finaliser seen mission boobu mooy installer juif yi fi nga xamante ne bi mooy Palestine daal di génn bi ñu génn fekk ne dooleel nañ leen ngemb nañ leen ñu daal di déclarer en 1948 seen état léegi seetaan kooku ñu leen seetaan ak yóbbu bi ñu leen yóbbu foofu ginnaaw bi ñu affaiblir jullit yi ba néewal leen doole fekk na ñoom gën nañ armé wu waat ñoom tubaab yi surtout bi ñu jógee ci deuxième guerre mondiale bi amaat kàttan ci wàllu ngànnaay seen industrie militaire bi est-ce que nekkul tamit genre provocation bu ñu provoqué jullit yi pour xëy na bis bu ñu fippoo ñu dal ci seen kaw ndax dafa am benn lettre boo xam ni dañuy wax ne Albert Pike moo ko bind mu nekkoon benn franc-maçon de 33e degré américain boo xamante ne bi dafa amoon maçonnerie boo xam ne moom la jiite woon aux États-Unis amoon rapport ak ñenn ñu nekk Europe bokk ak moom ci même société secrète bi nga xamante ne mi ngi ci mu gën a soqeekoo ci ki nga xamante ne bi mooy Adam Weishaupt kooku benn waay la woon boo xamante ne bi professeur de droit la woon ci Allemagne mu defoon benn organisation secrète boo xamante ne mi ngi tuddoon les Illuminés de Bavière léegi Adam Weishaupt boobu boo xoolee li nekkoon dëgg-dëgg ci suufu société secrète am boobu mooy satanisme mais daf ko jël dem infiltré wu ñi nga xamante ni mooy yeneen société secrète yi léegi loolu indi woon benn ràbbaloo digganteem moom ak ñenn ñu nekkoon foofu Europe waaye tamit dem balaal fi nga xamante ni mooy États-Unis léegi ki nga xamante ni mooy Albert Pike dafa am lettre bu mu bindoon yónnee ko Giuseppe Mazzini italien la bi mu ko yónnee daf ko doon wax seen stratégie yi nga xam ne am nañ ko ci àdduna bi ni nga xamante ne bi noonu lañ ko bëgg a organiser wax ci première guerre mondiale bi ak jubluwaay yi nga xamante ne bi amoon nañ ko ci ginnaaw bu ñu jógee loolu mu wax ci deuxième guerre mondiale bi ak jubluwaay yi ñu ci am bi mu jógee ci loolu mu ñëw ci troisième guerre mondiale boo xam ne xëy na dina ami ji ne bu fekkente ni dafay ami ji li ci nekk seen jubluwaay ginnaaw bi mu waxee ci indi bi ñu indi communisme may ko doole ci la révolution bolchevique ci 1919 17 jëm 19 ak ñëwu Lénine ginnaaw bi Staline loolu di communisme boobu di communisme matérialisme bi nga xam ne ci lañ yàqee li nga xamante ni mooy diine def ci nit ñi weddi yàlla rey ci ay millions yi doomi aadama ci seen révolution boobu nga xam defoon nañ ko Union soviétique liñ ci rey ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll loolu nekk ne ay loxo xëy na mi ngi ci ginnaaw waaye am na ci lu mu wax ci lettre boobu mooy troisième guerre mondiale boo xam ni seen jubluwaay lim ci nekk mooy monde bi nga xamante ne bi mooy le monde musulman moom la ñuy jël boole ko ak ñi nga xamante ne bi ñooy sioniste yi mooy ñi nga xamante ne bi mooy yahut yi nga xam ni ñoom ñoo samp état Israël léegi bu ko defee ñu fenqale leen ñoom ñaar ñu xeex loolu bis bu demee ba nga xamante ni bi loolu am na ñu bàyyi leen ñu xeex bu metti ci ginnaaw loolu la ñuy wax ne ñoom ci la ñuy ñëwaat daal di organiser waat yëf yi léegi nag dérouler li nga xamante ni mooy seen agenda dérouler li nga xamante ni mooy seen programme. léegi nag comme ni ñu ko waxee woon ci les protocoles des sages de Sion ci ne am na ñoo xam ne dañu wax ne loolu ay wax la rek teguwul fenn dañ koo sos askanale leen ko du dëgg noonu tamit la ko am ñu ko waxee ci lettre bi ñu askanale Albert Pike mais Albert Pike moom personnage bu existé la ràbbaloom tamit ak bokkam ak am kàttanam dooleem ci société secrète yooyu lu wér la mu des ndax lettre boobu ci moom la jóge wala déet loolu am nañu ko weddi waaye xel mën na ñaaw ci loolu bu fekkee seetlu nañ ñi nga xam ne noonu la tubaab yi di ngembee israéliens yi ak li leen américains yi di jox ci armement lenn li may la lenn li dañ leen koy jaay ci turu jaay bokk lañ leen koy jox kàttan googu fi ñu ci àgg tey beneen bi ci des mooy boo demee Occident ni fa sioniste yooyu amee doole ci lobbying bi nga xam ne ñu ngi koy def bu dee fu mel ne France la seen CRIF bi fa nekk CRIF benn conseil la boo xamante ni kenn xamul lan mooy rôle am dëgg mais li nga xam ne moom daal xam nañ ko mooy am na doole trop
ci monde politico-médiatique bi ba nga xamante ni bi am na benn dîner bu ñuy def benn soirée la bu ñu organiser chaque année boo xoolee seen ngandi politique yépp dañ fay dem buñ fa demee itam lañ fay nekkee mooy di leen dig ne dinañ leen jàppale duñ leen mës a seetaan nangam sangam nangam sangam nangam sangam jox leen cër di leen déglu. François Hollande avait beau être l'invité d'honneur du CRIF, la star du dîner était bien Emmanuel Macron. Le ralliement de François Bayrou au candidat à la présidentielle était sur toutes les lèvres, et même le président de la République étalait de son petit commentaire un brin réprobateur. Les clivages sont nécessaires, et il serait même périlleux de vouloir les effacer, de gommer les différences entre les sensibilités. Une attaque à peine voilée à une association qui a surpris tout le paysage politique et donné un coup de boost à la campagne du candidat d'En Marche. J'ai en effet accepté la proposition de François Bayrou parce que c'est, je crois, un choix extrêmement fort, responsable et inédit, je l'ai dit, non seulement pour notre campagne présidentielle, mais pour la vie politique française. Hormis Macron, François Fillon et Benoît Hamon étaient également présents. Le candidat du Parti socialiste et l'ancien ministre de l'économie ont même pris une photo étonnante ensemble. Mais c'est également l'absence de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pas invités au dîner, qui a fait jaser, tout comme leurs bons résultats dans les sondages. La France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme. La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme. La France, j'en suis sûr, elle saura faire les choix qui correspondent à son honneur et à sa grandeur. Déjà habitué à être un moment incontournable de la vie politique, ce 32e dîner annuel du CRIF s'est habillé cette fois-ci de ses habits présidentiels, à 2 mois du premier tour de l'élection du prochain chef d'État. te ñooñu kuñ fa jóg dal ci sa kaw am nga problème ku dof lu foofu ci réew ma ci ñi fa nekk ci wàllu média bi wala nga nekkoon chercheur wala intellectuel wala dara ba CRIF bi jóg dal ci sa kaw commencé la tuumal antisémitisme imaamu yamale ko ci média yi di la dénigrer di la diaboliser wala mu yóbbu la ci justice te gaaw nañ ci lool ci porter la plainte yóbbu la ci yoon commencé nga am problème ñoom dañuy wax ne ay démocrate lañ di wax ci liberté d'expression bu ñu dalee ci kaw julit ñi wax leen ay wax yu ñaaw julit ñi jóg di jàmbat sioniste yooyu ñooy dem ci média yi toog di wax ne ki wax loolu sañ na koo wax ndax ci dëkk bu am droit lañ nekk dëkk la boo xam ne démocratie moo fi am dafa am droit liberté d'expression dafay am dëkk la boo xamante ni démocratie la liberté d'expression dafay am waaye ci jamono jooju jëlal mën nga wax 1% wu loolu ñu wax ci jullit yi mu ñu koy naqarlu nga wax ko jëmale ko ci Israël bul ko wax sax ci diine juif mais wax ko rek jëmale ko ci politique Israël ñooñu noonu di woote di wax ci ay liberté d'expression ñooy jug di la tam dëmm di wax ci yow naan antisémite nga di ko naqarlu bu jéggi dayoo exemple buñ ciy joxe mooy ku mel ne Dieudonné humoriste la boo xamante ni ñoom dañuy faral di wax ne dafa am talent dafa am xorom day def ay sketch nit ñi di reetaan léegi loolu lay def maanaam show lay def ay spectacle lay def one man show lay def léegi Dieudonné dafa mës a def benn représentation bu ndaw bu mu defoon yaakaar naa ci benn plateau xaw ma est-ce que woon canal la ko defee woon daal di sol yi nga xam ne moom la seen rabbin yi di sol comme seen yére yi seen rabbin yi di sol ñëw def benn spectacle di tooñ juif yi loolu metti média yi commencé yépp jug di wax ne est-ce que mën nañoo reetaan lépp di commencé di wax naan est-ce qu'on peut rire de tout di wax loolu est-ce qu'on peut rire de tout ndax mën nañoo reetaan lu nekk ndax lépp mën nañ ci nekk di ko reetaan di wane ne kon reetaan bi tamit war na may limite du moment où laal na affaire yu yahut ñu commencé mer bañ defee loolu moom tamit mu mer gis boppam daal di commencé fippu di gën di critiquer ak di mel ne kuy saboter daal di la wane ne li ma def bu fekkee neexu leen moom ci turu humour la ko defee ak en tant que artiste la ko defee am na ci sañ-sañ léegi dina continuer di ko def ndax dañ doon séntu buñ ko defee noonu napp ko muy baalu comme ni ko ñeneen ñi di defee comme ni nga xamante ne bi ñoom noonu la ko ñeneen ñi defee am na temps yi yaakaar naa waa ji xaw ma Jean-Frédéric xaw ma Jean-François Poisson la tudd dafa wax rek ci affaire Israël am lu mu ci expliqué gars yi commencé ko wax affaire antisémitisme dafa mujj obligé dem mi ngi demoon sax ci France Info di expliqué wu di wax ne bu fekkee li mu wax dafa naqari juif yi mi ngi jéggalu mi ngi tuub mais journaliste fa nekk di ko toroxal di ko gën a kii ci pour bëgg mu tuub te apati moo fa nekkoon benn pa boo xamante ni ci seen màggatu journaliste yooyu nga xam ni seen yitte yépp mooy xalamal juif yi ak régime ba fa nekk
France moo fa nekkoon di ko gën a pousse ci loolu di ko def ci façon bu ñaaw boo xam ni boo ko seetloo sax seeram bi dafay daw. Dans l'émission politique de France Info, une demi-heure en somme, comme tous les matins. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein, avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin, Jean-Michel, est président du Parti chrétien-démocrate, candidat à la primaire à droite. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous avez prononcé la semaine dernière des propos qui vous sont beaucoup reprochés. Oui. Vous avez dit à propos d'Hillary Clinton, candidate à la présidence des États-Unis, je vous cite, c'était dans Nice Matin, la proximité de Madame Clinton avec les superfinanciers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereux pour l'Europe et la France. Vous avez regretté l'interprétation de ces propos, ça veut dire que vous les maintenez, Jean-Frédéric Poisson. Il n'y aura pas de regret, pas d'excuses de votre part? J'ai prononcé les regrets déjà. Je vois bien que... Vous regrettez l'interprétation, pas les propos. Je vois bien que... Excusez-moi, on est d'accord? Je vais terminer ma phrase si vous voulez bien. Je vois bien que les propos que j'ai prononcés ont provoqué de l'inquiétude et de la peur chez beaucoup de personnes membres de la communauté juive en France. J'en suis désolé. Je leur demande pardon pour ça parce que ça n'était pas mon intention de blesser. Je n'ai pas de haine à l'égard de quiconque et certainement pas d'eux. Oui, parce que je les ai blessés et dans ma conception des relations entre les personnes, c'est normal quand on blesse quelqu'un, même quand c'est pas intentionnel, de faire cela. Cela, vous ne retirez pas? Cela vaut excuse de votre part? Oh, écoutez, je ne sais pas, c'est bien plus que des excuses. Maintenant, j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, évoqué la situation de Mme Clinton et de sa vision de la politique du Proche-Orient. Je ne peux pas reprocher aux groupes de pression qui sont pro-israéliens aux États-Unis de faire leur métier. Ils le font d'ailleurs bien. Je ne reproche pas non plus à vos confrères de la presse écrite française ou américaine de retracer les interventions des candidats à la présidence des États-Unis devant ces groupes de pression. Je dis simplement que la paix au Proche-Orient, elle réclame une position équilibrée entre la sécurité d'Israël d'un côté et la dignité du peuple palestinien de l'autre côté. mel na comme dafa wax lu garaaw loo xamante ni daal crime la def te waxul lu dul critiquer rek lu laal ci affaire Israël mais yëg ne affaire bi rëy na rëy boo xam ni ñëpp a ngi koy ñàqarul di ko ñaawlu soo moytul carrière politique am dina ko ci ñàkk ci la ñëwee commencé di jéggalu di tuub di jéggalu di baalu xëy na séntu woon nañ ci ko mel ne Dieudonné mu def loolu mu fipp bañ léegi nag loolu metti leen ñu yàq carrière am diaboliser ko wane ne lépp lu ko laal antisémitisme la ku koy fréquenter sax antisémite nga voilà commencé di ko lu mu wax ñu porter ko plainte di ko traîner devant la justice guddeeg bëccëg ñu ngi koy porter ay plainte spectacle am yi muy def ñu koy saboter di ko bañ a jox ay autorisation ci yenn ville yi nga xam ne daf fay dem bëgg a def ay spectacle ci seen yenn salle yi dañ koy bañ ne parce que antisémite la daf fiy ñëw di wax ci juif yi te bu nit di ñëw waxuma la sax ci yenn ci l'islam wala ci jullit yi en tant que rek nit ay nit nii wala seen état wala yooyu mais ñëw fekk yi nga xamante ni yu sacré la ci jullit ñi ci seen diine ci seen yonent bi ñu gëm nit ñëw di ko jalgati di ci wax lu ko neex bu ko jullit ñi naqarloo ñu ne leen déedéet am na droit def ko yéen a tolérant wul yéen a doy waar waaye moom li mu def noonu la nga gis na kon ci àdduna bi ñu nekk àdduna la boo xam ne kenn xamul fan lañ jëm voilà kenn xamul fan lañ jëm mais jullit ñi rek ñoo war a dellusiwaat jàngataat problème bi ak àdduna bi ni mu tëddee ñu xam ne ci choc des civilisations lañ nekk suñu problème dëgg du suñu diggante rek ak juif yi suñu problème dëgg ñun jullit yi suñu diggante ak Occident la dépassé na suñu diggante ak juif yi parce que juif yi li yàlla subhanahu wa taala wax ne duribat alayhim dhillatu aynama thuqifu illa bi hablin min allahi wa hablin min annas yàlla dafa def ci ñoom toroxtaange ak fu ñu mën a dem ak lu ñu mën a def toroxtaange googu moo nekk ci ñoom bu ñu wéeruwul ci yàlla te xalaatuñu ko duñu ko def wala ñu wéeru ci nit ñi dañuy torox comme wéeruwuñ ci yàlla nag ci nit ñi lañuy wéeru boobu noonu moom lañ def ci occidentaux yi lañu wéeru buñ fi nekkee tey di tenir tête jullit yi di leen tooñ di leen def lañ leen di def occidentaux yi ñoo leen ngemb kon problème bi dëgg Occident la Occident moo am problème ak l'islam te loolu du tey yàgg na jullit ñi nag bu ñu xamaatul delluwaat seen xel ci lan moo war a def ci ñoom doole ak kàttan gu ñu mën a jaamarloo Occident dañuy def fausse route dañuy am problème fi la ñuy nekk ñu leen di tooñ ñuy génn di manifester génn di naqarlu des fois yenn manifestation yi aveu de faiblesse la ndax ñoom buñ amee ak ñun problème duñu génn di manifester
dañuy jug régler ko ci saa si parce que dañu am kàttan guñ ko mën a régler moo tax mais ñun kon comme mënuñu ko loolu moo fi sës loolu la ñuy def yahudi yi ay nit yu doy waar lañ jekku nañ tubaab yi jekku boo xam ne parce que yahudi yi boo xoolee kenn mi ngi wax sax naan ay nitu xam-xam du question nitu xam-xam nañoo doy waar doo gis ñi ci yahudi yi ay mbër ay boxeur ay joueur de football ay basketteur ay sax musicien yu siiw wala yu mel noonu soxlawuñ daanaka yooyu rarement nga leen di dégg foofu ci domaine yooyu rarement très rarement léeg-léeg ñu jéem ko mais jubluwu leen sax mais yiñ mën dëgg métier wu xaalis banque métier wu les pierres précieuses métier wu journalisme ak lépp lu ko laal communication métier wu dem ci université yi di diriger recherche yi di mën di manipuler nit ñi ak seeni xel ak wàllu éducation yooyu noonu lañ ci la yahudi di yëngatu loolu yépp nag pour gën a mën a contrôler àdduna bi gën a mën a am influence ci société occidentale bi la loolu lañ ci jublu buñ demee Israël tamit Israël réew mu doy waar la boo xam ne dafay xew lépp nit ñi bàyyiwuñ ci xel mais réew muy menacé àdduna bi la ndax lañ fay def ñoom dëgg-dëgg duñ ko wax te occidentaux yi protéger nañ leen protection bu toll ne ñemewuñu trop dugg ci la fay xew ci biir Israël ci ñu fay def di ko génne di ko wax nit ñi ñu ngi ci noppi mais fi mu mujj ak àdduna bi du jur jàmm yow bu fekkee jullit yi bëgg nañ daal jaamaarloog ñoom ci gàttal li ñu war a def mooy delluwaat suñu diine fexe ba jëfee ko ni ñu ko suñu borom bëggee ci ñun xamee ko noonu jëfee ko noonu mais xam naa ni daal loolu rek moo ñu mën a delloowaat kàttan gañ amoon sinon bu dul loolu ay dëkk yu ndaw ndawaan lañ yoo xam ne amuñu benn doole amuñu benn kàttan ci biir dëkk yu ñàkk kàttan yooyu tamit ña ca mbiru jullit ñi ñor ñu ca néewat encore lañ nekkat minorité encore ci biir dëkk yooyu daanaka mënuñ ca biir dëkk yi nekk sax mënuñ faa soppi lu bari kon mbir mu doy waar la ñi nga xamante ne bi ñoom la ko suñu mbokk yi séqal amuñ ci ñoom benn yërmande li ñuy def ñoo ko tey te itam ñu bàyyi xel ne xëy na problème Palestine bi moom lañ médiatiser mais du ñoom rek ñoom ñooy souffrir ci injustice jullit ñi nga xamante ne ñi ngi leen di tooñ ci seeni alal ci seen dëkkuwaay ak ci kaw ne ay jullit lañ bari nañ lool te léeg-léeg tamit bunnu xatal bi ñu leen di bunnu xatal psychologiquement di ko teg ci ñoom ay pression mën na sax gën a metti bu physique bi mooy bi nga xamante ne ñu mel ne français yi moom la ñuy def dëkk ak jullit yi fu ñu toll ñu ngi leen di fitnaal di leen agressé ci ay wax di leen xas guddi xas bëccëg ay waxi terrorisme ak ay wax oppression ak ay wax yu salteeg wax yu ñaaw rek ci seen média yi daanaka ku ci waxul ci lislaam doo am jàmm te luñ ciy wax luy rafet duñ ko wax lu ñaaw rek la ñuy wax nekk ak ay nit ñu nekk ne ñoom ay jullit lañ nekk ci dëkk boo xam ne da nga ne laïcité moo fa am ku nekk am nga sañ-sañu dund li nga gëm ay nit ne fa lu leen neex ñu gëm ko mais nga nenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ay jullit gëm yàlla gëm lislaam parce que dérangé na la nga jël sa làmmiñ bi samp ko ci ñoom te daa am ñu nekk ci ginnaaw loolu guddeeg bëccëg ñu ngi leen di dénigrer voilà loolu tamit nekkaat beneen encore violence boo xam ni beneen forme de violence boo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel mais metti na trop metti na loolu kon yàlla na yàlla taxawu lislaam yàlla na yàlla taxawu jullit yi loolu lañ ñëwoon nañ ko indi comme ay settantal ak njàngat ci xew-xew ak jafe-jafe yi nga xamante ni am na en tout cas xëy na Occident bis dina ma sa ñëw soppeeku am fa ndax am na fi mu nekk nii ñoo xamante ni ñu ngi commencé di fippu ndànk-ndànk boo seetloo jafe-jafe yi nga xamante ni am na li ko waral nii ci jamono ji mën nga ko delloo ci ñaar wala ñetti mbir benn bi mooy seen élection yi fa jàll te Benyamin Netanyahu jéem ba sonn mënta am majorité pour mën a former li nga xamante ni mooy gouvernement xëy na fi mu nekk bëgg naa neexal seen ultra orthodoxe yi pour ginnaaw bi yëf yi dellu ci waat ci moom mu mën a former gouvernement am beneen bi ci des mooy Donald Trump mën nañu wax tamit ne moo sookee lépp ndax problème bi bu ñu fàtte ne problème la boo xamante ni problème mu Jérusalem la du problème mu Gaza donte ñi jàppanteel Hamas Gaza lañ nekk bombardement yi Gaza la jëm mais li ko sooke Jérusalem la te Jérusalem boobu Donald Trump dafa dugal loxoom wax fa jëf fa loo xam ne lu doy waar la mooy wax ne moom daf koy reconnaître en tant que capitale boo xam mooy capitalu Israël
dafay jël seen ambassade bi installé ko foofu. loolu bi mu ko waxee yahudi kontaan nañ ci, mais comme ñoom ay niti pexe lañ yu doy waar, tàmbaliwuñu di yëngal ca saasa, dañoo bàyyi ba mu dem administration Biden ñëw. comme Biden dañ koy jiiñ ne ku nooy la, ñu koy testé ay neeram di xool ba xam loolu Donald Trump def joxoon leen ndax moom dina ci wax dara wala dina ci dellu ginnaaw. ñu commencé di am lu ñuy yëngal ak di ko def pour xool lan lay def, naka lay réagir. voilà te loolu mën ngaa wax ni daanaka en quelque sorte réussir nañ ko, ndax daanaka moom amul courage wu wax leen lenn, donte xëy na nee nañ woon a Benjamin Netanyahu pour wax ko ne ko nañ jéem a xool nuñ def pour calmer yëf yi ba ginnaaw bi ñu def cessez-le-feu seen diggante ak Hamas. waaye daal en tout cas mbir maa ngi noonu doy na war te metti na ci xol torop. loolu lañ ci am ci ay jàngat ak seetantal. wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. assalaamu aleykum wa rahmatullah.